ñu dellusiwaat ak yéen ci seen émission bii di Parlons Politique ñu am mbégte di dalal général Dione Gueye di responsable APR ñu ràññee ko ci département bu Mbacké ñu ngi fii ci kër Serigne Touba fast food traiteur ñu fas yéene waxtaane ay poñ yu bëri général bala may wax dara dama lay bàyyi nga nuyu ak mbokku internet yi nga xam ne dañuy faral di suivre émission bi nga xam ne mooy Parlons Politique ci site bi nga xam ne moom mooy senactu.net. maa ngi nuyu ñi seetaan seen émission bi yëpp di nuyu Serigne Mountakha Bachir di ko ñaanal wér-gu-yaram ak gudd fan mu yàgg fi lool di ñaanal aussi suma Serigne Sëñ Mbacké Daba Sarr. di la nuyu tamit di la remercier aussi ci invitation bi ñu war a waxtaane lu bari loo xam ne jàpp naa ne njëriñu réew mi la. voilà général Dione Gueye fii ñu nekk nii fi nga amaloon benn rassemblement ngeen daje les ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci APR yëpp ngir càmbar lan moo tax ngeen di ñàkk Touba amoon na aussi ay kilifa diine amoon na ay kilifa yoo xam ne tamit ñu ngi bokk ci parti bi ngeen ko càmbaree bu pare ci tënk lan ngeen gis ni moo tax ngeen di ñàkk Touba. waaw xam nga ñun dañu jàppale président Macky Sall depuis 2008 bi mu ñëwee ci di wut réew mi yàlla dogal ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a jàppale ci dëkk bi ba yàlla dogal 2012 mu ñëw yàlla mi jox ko réew mi bi mu ko joxee réew mi boobu ba léegi élection yu fi jaar ñuy nërmeelu fii ci dëkk bi nga xam ne ci ne mooy Touba te ñu seetlu ne loolu ci président Macky Sall rek la njëkkee ndax Senghor bi mu fi nekkee da doon gañe dëkk bi ànd ko ak sëñ Fallou Mbacké Abdou Diouf bi mu fi nekkee ànd ak sëñ Abdou Lahat da doon gañe dëkk bi Abdoulaye Wade nekk fii ànd ak Serigne Saliou Mbacké di gañe dëkk bi Macky Sall kilifa yi mu fi dajal mu jox leen cër jox leen worma defal leen loo xam ne jàpp naa ne président yi fi mas a jaar sax defaluñ ko ay kilifa waaye muy perte dëkk bi kon loolu am na problème bu am moo taxoon nag ñu dajaloo toog xool càmbar lan moo tax ñuy perte bi ñu ko xoolee ñaari yëf lañ gis bi ci njëkk mooy ñun am nañ ci responsabilité ñun ñuy jàppale président Macky Sall si dëkk bu sell bii di Touba ndax Abdoulaye Wade bi mu ñëwee dafay fekkoon socialiste yi mais dafa liggéey ba génne fi socialiste yi samp fi ay reenam 12 ans yoo xam ne si ne Abdoulaye Wade élection yu fi ñëw da koy gagné mais ñun bi ñu ñëwee ñun li ci suñu responsabilité bi ñu ñëwee ñun liggéey bi ñu waroon a liggéey ñun responsable local yi fi nekk pour simpi reeni PDS yooyu yi mu fi samp 12 ans samp fi reeni Benno Bokk Yaakaar wala APR defuñu loolu suñu responsable yu mag yi fi nekkoon dañ doon xuloo ci seen biir di xeex ak seen intérêt personnel ba dugal xob bi ci biir camp gi loolu moo ci suñu responsabilité kenn mënu ko nëbbu moment bi ñu war a liggéeyee pour nag liggéeyal président Macky Sall pour askan wi xam lan mooy programme mu Macky Sall ak lan la namm ci dëkk bu sell bi di Touba moment boobu ñun ñi ngi xeex di xuloo di xëccoo ba situation yi yëpp am loolu moo ci suñu responsabilité benn bu ñu gis a ngi noonu beneen di si topp ñu gis na tamit président Macky Sall moom it am na ci responsabilité moom suñu leader ndax tamit dëkk boo dem day am ay këral mais tamit dañu bëgg mu atteñ président daf ñu musta atte ci suñuy xeex ci seetlu bi ñu wax la ñu seetlu. dafa toog di seetaan daal. dafa toog di seetaan parce que démb rek yaa ngi dégg ñu ne recevoir na waa Matam recevoir na waa Fatick musta recevoir waa Touba li coow li di bëri musul ne nañ ma wool responsable yu Touba yi ma toog ak ñoom xam ce qui s'est passé entre eux. te lu Touba da ngeen am benn problème mooy kenn xam kan mu leen jiite ci jamono ji mais defal naa ko loolu avant ñu koy am problème bi avant ñuy am problème bi amoon nañ jiit kenn ku ne xam na ne Moustapha Cissé Lo moo nekkoon coordinateur départemental bi ñu sampee parti bi ñëw nañ lu yàgg mu doog ne moom démissionné ci coordinateur bi kon amoon nañ jiit même ci biir xeex bi fekkoon nañu am jiit mais ñun suñu problème mooy lan moo tax président duñu recevoir sa njaboot di xeex te atte woo tamit am nga ci responsabilité kooku kenn mënu ko nëbbu ñun moom la ñuy jàppale 2008 ba léegi ñoo ngi ci partem di ko jàppale xam nañ ne programme am doy nañu vision doy nañu mais lan moo tax du àtte njaboot gi lan moo tax ñun amuñu place salle des banquets ñi ko fa ñëpp amee yeneen département yi ak yeneen communes yi loolu moo ci responsabilité président Macky Sall. est-ce que ñaari jafe-jafe yooyu rek nga wax. moom mooy li waral ngeen di perte est-ce que amul yeneen. mooy jafe-jafe majeur bi am na yeneen yu sew yu nekk ci biir. yu mel ni que amuñu ay responsabilité politique yoo xam ne si ne tey mën nañ dajale njabootu président Macky Sall. politique dooleeluñu parce que politique tamit dafa am lu koy sàmm boo demee Fatick commune yàgg naa koo wax Fatick bi nga xam ne si ni foofu la Macky Sall dëkk benn centre Darou Khoudoss mën na koo ndékkee da koy ndékkee ba noppi di laaj añ Fatick ñaata nomination ñoo fa am
du ma tudd tur di ko lim mu mel ni sax nomination yooyu koo tudd mu jàpp ni da nga koy catu mais ñaata nomination ma fa am nga dem Thiès demal ci yeneen dëkk yi mais dëkk bu mel ni Touba ak électorat bi fi am mënoo ne am na ministre buy politique amul directeur buy politique kooku tamit kenn mënu ko nëbb dañu war a am ay responsable yoo xam ne dañuy ñëw di dajale président njabootu président Macky Sall gi pour que mën a taxaw ci seen i jafe-jafe politique pour que ñu mën a gagner ay élections loolu tamit beneen jafe-jafe la ci boo xam ne si ne président rek moo ko mën a régler ñun mënuñu ko régler parce que même buñ dee xeex ko xuloo président dëkk bi yaatu na mën na fee am ay tête yoo xam ne si ne bu leen dénkee responsabilité dinañ ko liggéeyal te yenn yi duñ ko def. mais est-ce que nomination rek réglé na problème Touba boo xoolee ministre Khadim Diop fi dëkk nommé nañ ko Moustapha Cissé Lo moo nekkoon président parlement CEDEAO gis nañ ne amoon ngeen 5 députés yoo xam ne daanaka kenn amu ko woon ci yeneen régions yi ci des gis nañ ne également que am ngeen directeur général ci département bi est-ce que nomination yooyu da ngeen ko xeeb wala yéen da ngeen a jàpp ne rek nommé luñ leen dara Touba rek la ñu war a nommé. xam nga Khadim Diop fi laa lay njëkk a tontoo Khadim Diop du politique Khadim Diop bi ñu ko nommé sax bu sóoree ñaari kilo këram du jeex kenn du ko ràññ amuloon waa ñii politiqueal Macky Sall amuloon ñoom benn connexion boo xam ne si ne day tax ñu neen ministre la parce que Khadim Diop ñun xeex nañ lu yàgg gisuñu ko xamuñu ko dañoo xeex ba falu ñu jékki-jékki ñëw jéggi ñun ñi ñëpp di politiqueal Macky Sall jékki-jékki rek dégg na nommé nañ Khadim Diop lañ ci am amul benn ak musu fi wala duñ ko nommé kooku moom amul lu ma amul lu ñu njariñ politiquement man ci politique rek laay wax politiquement amul lu ñu njariñ kooku kon na nga ko génn beneen bi si topp mooy président Moustapha Cissé Lo député la salaire am la am ak ay indemnité am. vice président la. waaw loolu laa bëgg a ñëw te tamit wax dëgg yàlla am bay na waaram ci jàppale président Macky Sall si alalam ak coonaam loolu kenn mënu ko nëbb. mais amul ki ko jàppale. mais moom Cissé Lo kese mënul si dëkk bi dara ndax dëkk boo xam ne ñu ngi koy xayma ci plus de 2 millions jëm 3 millions yaa ngi comprendre bureau de vote yi nekk 500 nangam bureau de vote nombre de votants yi di bëgg a jege ay junni kooku benn nit mënu ko gérer nee naa la commune bu Fatick lañ fa def ci ay nomination te benn centre bu Daaru Xuddoos mën na ko dékkee kon loolu moom responsabilité président la ñun nag mënuñu ko. est-ce que yéen aussi am ngeen ay responsable cadre yoo xam ne am nañ poigne am nañ doole politique wala maturité politique boo xam ne war nañ leen a mën a jox ay poste responsabilité. xam nga koo fi tudd rek dañuy jàpp ne kooku ngay defal promotion. yaa ngi dégg te man waxuma pour defal benn nit promotion mais am nañ ay cadre jeunes yi am na ay cadre jeunes yi am na ay cadre jeunes yi boo xoolee tey jii ku mel ni Khadim Silla cadre la mi ngi fi jàng na nga xool tey am na benn jeune buy ànd ak Baye Alla joxumpa damay fàtte nu mu tudd Fallou joxumpa la xaw ma cadre la soo xoolee Mor Seck moo nekkoon porte-parole CIS président Macky Sall xam na ko cadre la ak ñeneen boo demee Mbacke Baara Gaye ma nga fa Jomboxo ma nga fa sëñ Abdoulaye Gaynde Fatma ku ko gën a nekk cadre nekk doomu dëkk bi ñëpp xam ko mu yoree màggal gi yóbbu ko foo xam ne si ne tey jii niveau bi mu ko yóbbu au niveau international bi mu ko yoree la sëñ Abdoulaye Gaynde Fatma moomu rek tey jii mënoon na nekk loo xam ne si ne Touba gépp dañuy xaj ci ginnaawam loolu mooy suñu problème ak président Macky Sall te loolu ñun dañu xamul lan moo ko waral. est-ce que du ñàkk gi ngeen di ñàkk parce que président bi mujj nee na bala ngeen a laaj dara seen bopp yi ñu naq ci biir ndox mi dañ koy génnee ba pare. nañ waxante dëgg. booy rëbbuloo ji nit da nga koy jox ay bal waaye demal jàppal ma ba ñoppi ñëw ma doog laa neexal amul. yaa ngi dégg booy rëbbuloo ji nit da nga koy jox ay bal mu mën a dem fital ñun li ñu mënoon def nañ ko dañu opposé ba wàññi électoral lu Ablaye Wade bi ko doon voté fii si département bi nag am 38000 voix ci boobu opposition lañ nekk. bu fekkoon ne boobu ba ñu accéder au si pouvoir bi président def première gouvernement jël na doomu Touba boo xam ne day politique dugal ko si peut-être problème yi ñu am duñ ko am. waaw léegi mais bu loolu amoon est-ce que aussi général bu soo ne képp kuñ fal rek am ñu jonkoon ne na fi jóg nañ ko fi jëlee maanaam ñàkk déggoo ñu seen biir est-ce que loolu moom mooy seen principal problème présent. xam nga foo dem rek si politique déggoo mus ci am politique ñi mën a ànd rek ñooy ànd. président Macky Sall ngàcce ngalaa moom li mu def Touba benn président bu fi mas a jaar amul def ko fi président Macky Sall 416 milliards la indi autoroute Ila Touba
ñaari dëkk yi mu def leen benn ville léegi ville bu Dakar ak ville bu Touba léegi benn dëkk lañ da ngay dem su lu matul 2 heures de temps jékki-jékki 6 milliards la def ci Massalikul Jinaan ngir Serigne Touba jël ndoxum Touba yokk ci 600 millions pour ñu defar pompe yi jël 2 voies yi jóge kër Sëñ Abdou Karim andi ko ba rond point garage Dakar mu def ko autoroute def ko 2 voies président def ci assainissement Touba lu mat 11 milliards président jël màggalu Touba ne léegi mën ngay màggal si te ñu jël bis boobu def ko férié nga xam ne da ngay màggal si tey sa patron du la laaj demande d'explication loolu rek jaroon na murid yi di ko voter kon liggéey na man si politique laay wax njabootu politique am laa bëgg mu xoolaat ci mais bu fekkee réalisation la Abdou Diouf defaloon Sëñ Abdou Lahad en 88 ba mu ne ku ko moyee la saw carte war nga Sëñ Touba man na maa wax Sëñ Touba ne Macky Sall def na lu ko ëpp si Touba si 6 ans yi mu nekk nii mais dama bëgg moom mu xëppi bëtam ñun ay jeunes am lañ moom la ñuy jàppale du ñu ko bàyyi du ñu ko seetaan ndax bi beneen gouvernement nekkee fi en 2012 ñun ñoo jëloon suñuy matuwaay jël président Macky Sall jëriñ photoom jël ay programme am di ko wan nit ñi naan leen kii moo gën ci réew mi ba Sénégalais yi jox ko réew mi kon ñun am nañ responsabilité bu Macky Sall li nekkoon ci réew mi bu ko yàqoon sax am nañ ci responsabilité kon defar gi mu koy defar suñu ndam la mais nag li ñu bëgg mooy mu xoolaat njabootu politique am gi mu am commune bu Touba dajale leen samp leen pour que ñu mën a fexe nag élection yii di ñëw amuñu droit perte ko si Touba. amuñu droit perte ko. tey daf ñu cee mën a jàppale. voilà nan ngeen ci fas yéene demee. ni ñu si fas yéene demee mooy organiser wu parce que man toujours dama koy wax politique ni contexte yi di sensé noonu la xalaat yi wuutee ñi mën a ànd liggéey rek mooy ànd liggéey mais fi mu toll benn candidat lañ am muy président Macky Sall moom lañ am foo mën a dem si réew mi maa ngi lancé appel Benno Bokk Yaakaar yépp rawatina waa APR ñu xam ne. du demuñu ay élections législatives demuñu ay élections locales benn candidat lañ am muy président Macky Sall te liggéey na si réew mi lu jar ñu doxaat ko 2e mandat nañu jël suñuy matuwaay taxaw wane programme am wane tamit réalisation yi mu fi def wan Sénégal yi ne leen ñii di wax nii opposition bi di wax nii xuusma ñàpp yii dañoo bëgg ku leen di tuddaale waaye mënuñoo remplacer président Macky Sall amuñu njàmbaar gi amuñu détermination bi. kon président Macky Sall dañ ko war a jàppale mu am 2e mandat ñu bàyyi kuréel yi ñi mën a ànd ñu bokk bu ñu bokkul fu ñuy roote yi nañ xam ne ñoo bokk ndaa lu ñuy sotti. man loolu laa bëgg a expliquer. voilà ci loolu yow bi nga defee ndaje moom bu bare am na coow yoo xam ne andi na confusion ba ñu bëri jàpp ne da nga bett ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci wàllu politique ci mel ni Pathé Diakhaté te diggante ak Pathé Diakhaté ndax mën nga ñu cee wax tuuti ndax loolu ñu waxoon fii te nga xam ne njuumte la woon xëy na ci sa relation ak moom ndax loolu am na jeexital wala loolu la fan la mujjee. waa xam nga occasion bi nga may sax pour ma leeral ko baax na ndax man yàlla daf ma dogal ma am may promu fit loolu yàlla loolu la ma nattoo te bokkul ci jëkkooy gaa yi ñu yàlla taamu sax ci jullit nga nekk nit ku ragal moo tax bi coow li amee dérangé wu ma ndax lu ma deful du ma dérangé man président Moustapha Cissé Lo am na ay coow yu am suñu diggante man ak moom mais kenn musul dégg ma wax ko dara yow musoo ko dégg journaliste nga si département bi bàyyi laa ko def jox ko cër jox ko respect waaw ki ngay amal problème te waxoo ko dara nan ngay waxee ki nga amul benn problème Pathé Diakhaté taxawaayam ñëpp a ko xam wax dëgg yàlla am bi mu ñëwee si parti bi jël na lu mat ay 20 oto wala lu ko ëpp tasaare ko si biir ñi nga xam ne si ne ñoo sonnoon si parti bi di gisuñu ko seen bopp doon jël ay taxi di dugg ay Mbàkke Tuuba ku am événement lu gën gàtt mu yëkkati ab million jox la di jàppale président kooku man nan laay mën a toogee di ko sànni xeer bu fekkee ndamul président laa bëgg defuma ko ku ma joteel sax ba koy defuma ko ku ma joteel ba koy def ku ma joteelul njàmbaaram man mënu ma ko nëbb waaye nag man nekkuma nit koo xam ne nag dañ naan tëll rek ma ne damm na comprendre nga mais li ma bëgg a leeral mooy aw maag moom benn jafe-jafe bu tax ma koy wax lenn lu ma ko war a wax te bu ñu ko amoon sax du ma ko def te it seq nañ ay teraanga yoo xam ne si ne tamit teraanga yooyu permettre ma. dafa mel ni waxi beneen nit la ñu jël teg ko xam nga man maa organisé woon. te ku boot bu kii xaj baaw la. man wax naa leen ba taay na leen man damay déranger man dama ko xam ci sama bopp moo tax dara nag yëngalu ma man damay déranger ndax man li ma gëm dama koy wax li ma bëgg a def jàpp ne mën naa jëriñ président Macky Sall dama koy def loolu la xaaruma ci président xam ko wala mu bañ koo xam man daal maa engagé woon ne dama koy jàppale 2008 wax ak ay gor ne leen baax na ba indi ko ci réew mi kon naa woon nag maa ko fal maa koy aar
loolu mooy suma objectif ak président Macky Sall ak ñi ma ci mën a àndal ñépp di remercier nag jeunesse su APR bépp nag xam naa ne man ak ñoom ñoo bokk gis-gis jeunes yëpp ngi yëngu pour falaat président Macky Sall may wax président ne ko na gestu jeunesse bi na wax ak ñoom ndax ñam na ñu bari ñam na mag ñi jàllul ñam na fi ay kilifa ñu ñu tuddee ay mbàkke jàllul léegi nag nañu jox nag suñu chance ñun jeunesse bi pare nañ pour jox ko Touba te mën nañ ko bu ci ñun bu dee mobiliser jeune moo koy def bu dee protéger ay élections jeune moo koy def su dee mandataire jeune moo koy def lépp lu ñuy def ci politique jeunesse bi moo koy def te keroog ba ñuy toj bureau de vote yi waa PDS di ko toj yor seen i ngànnaay da ngeen a dawoon. non man keroog laajal sa frère Pape Sayer Mbaye man ak Fallou Diop Madakaw sëñ Touba lay bi am murid du gën ci sëñ Touba lu mu gëmul man ak Fallou Diop Madakaw 22h 23h si bureau ndaam yi la ñu fekk Pape Sayer Mbaye moo ñëw ne ma général yéen da ngeen di tayle seen bakkan seen gars yëpp dem nañ ngeen des fi Fallou na ma lii wax na dëgg wóoratul yéen a ngi risqué loo xam ne xamu leen ko ñu doog a dem tëtti keroog néew doole ci mbir mi nag mën naa parce que nit ñëpp bokk mën ngeen a bokk lu ngeen séq mais du ngeen bokk lu ngeen ci engagé woo mais am na ñoo xam ne bu ñu bokkoon ak ñoom ay engagement du demee noonu waaye nag li nekk ci yow mënoo forcer nit ñëpp ne mooy nekk ci ñoom. bon ñu gis ne yéen a ngi quand même jéem a booloo pour dem ci élection ñu gis nañ ne division bi day gën a yokk seen parti xéeroo bi ak ñaareel bi gis nañ aussi que am na ñoo xam ne xalaatuñ ci jamono ji élection présidentielle ñoom ñi ngay xalaat élection locale am na ñuy déclarer seen candidature dégg nañ si Lo mu ne soxla na mairie Dakar ñu dégg ñeneen ñoo xam ne ñu ngi xeex ci biir Mbacké pour mairie Mbacké am ñeneen ñuy xeex pour yeneen mairie loolu est-ce que dina militer en faveur de li ngeen jëm. man su may conseiller président de la république dama naan ko élection locale yi na ko àndale ndax ku mu fi jox ay moyens ci gars yi dañ koy denc duñ ko jox nit ñi duñ ci liggéey dañ koy denc pour ñi am mandat dañuy bëgg a dem deuxième mandat ñi amul bëgg a dem daana ji waa jooju man loolu lay xelal président te buñ jàkkaarloo loolu laa koy wax gars yi am na ci ñoo xam ne gëmuñu ko président dafa manqué ay xarit loolu moo am président ku baax la mais dafa manqué ay xarit. ndax am na élection locale yi. man pour moyens yi bu ko génnee gars yi dañ koy boobu parce que élection présidentielle day jàll rek ñu jublu si élection locale yi te ñu bëri bu ñu encaissé ay moyens duñ ko si def man généralement la wax loolu. barki Serigne Touba duñ ko si def ndax nit ñi seen intérêt bopp lañ gëm programme président bi mu teg war koo àggale mu jëriñ réew mi gëmuñu ko de ñu ngi xool nu ñuy gérer ay budget mairie nu ñuy amee ay pouvoir ci ay localité président nag man généralement ko wax su àndelewul élection yooyu dana gis li ma wax man ñu bëri boo leen joxee moyen duñ dem élection duñ ko jox nit ñi duñ ko yóbbu à la base. ci présidentielle duñ ko fa yóbbu te nag ñoom ñoo mën a gis président ñoom ñoo mën a jël moyens yi ñun mënuñu ko liñ man rek mooy wax mais bis bu leen ko joxee dana ko rëcc. voilà général ñu bàyyi la nga tàggu ak mbokku internet yi nga xam ñi doon suivre SENactu.net. El Moudou xanaa di la sant di la gërëm di la wax ne may nga ma occasion ma leeral surtout li fi xewoon entre si Pathé Diakhaté li gars yi waxoon ci moom loolu amul. Pathé daal yéen a ngi ci jàmm. aw maa ngi moom benn problème suma papa la suma xarit la. seq nañ ay non moom loolu du jikkoom te it nit ku baax la mi ngi jàppale président Macky Sall loolu laa xam ci moom te man ragaluma ko yàlla bind su ma xamoon leneen loolu laay wax waaye nag loolu laa xam ci moom mi ngi jàppale président te it ñi ngi koy jàppalee bu amoon juróom wala fukk yu mel ni moom Touba mën naa nooy kon nag maa ngi lay sant di la gërëm di ñaanal suma sëriñ sëñ Mbacké Dabassar di ñaanal président Macky Sall deuxième mandat di ko wax na def attention ndax manqué na trop ay xarit. c'est bien waaw. voilà c'est bon soo paree rek maa ngi commencé. jërëjëf mbokk yi kon mu nekkoon seen émission parlons politique ci SENactu.net leen di jox daje incha allah beneen yoon ci beneen émission parlons politique jërëjëf ba beneen yoon.